tàngal bégee ak susetam yii boisson punch ndox mu sell mi di Waalo Orange AME ak idéal cuuraay ñoo leen di may seen émission ndekki li barki dem maa dem fenn dajeeg benn xale bu jigéen de ab ibaadu mu muuru ànd ak jëkkëram naa ma yow daa fa ma la xàmmee ma defar waat yaakaar ne ci diine ji la ma xàmmee ma naan ko waaw na ngeen def mu ne ma ci benn série ma ne ko yow li ma daj ci diine ji ba ma ñëwee Dakar ba léegi nga xam ne waaraate naa conférence naa jàngale naa lu ne def naa ko xàmmee woo ma fenn lu dul naan ma ay njabar naan ma ci série njabar yow yaay ustaasu njabar bi yaa fa dem yow mi yaay ustaasu njabar bi yaa doon dem di jabar man daal damaa bàyyi la ma doon def lépp ne ko yow fi mu ne sa diggante yàlla ci njabar nga may door a xamee man Better wake up in the morning time. Nico di la jox good vibes. Ndekki lu neex tàng jër. Sud FM mooy number one. Ndekki li man moom lay déglu Sud FM. Yeah. Salaamaaleykum Sénégal man la Beydi bi bu bees yaa ngi ci émission ndekki li ak maam Nicolas jërëjëf. Alors, jaajëf Beydi Bidé bu bees 98.5 le choix de la différence et la première radio d'information du Sénégal. Bonjour, comment ça va chez vous? Ça va très bien chez nous, merci beaucoup. C'est toujours un réel plaisir pour moi que de vous retrouver à travers votre émission préférée, Ndekki li, émission Nandite yi, vous qui êtes à Dakar, mais également à l'intérieur du Sénégal, puisque vous le savez tous, Dakar n'est pas le Sénégal, n'est-ce pas? Kon yéen waa Dakar ak yéen waa biir Sénégal maa ngi leen di jaajëfalati di leen bégeek di leen sant di leen gërëm bu amul àpp ndax cofeel gi ngeen am ci émission bi leen di Ndekki li émission nandite yi cofeel googee ngeen koy firndeel saa su ne ñu ngi gis seeni réaction seeni commentaire seeni partage ci réseaux sociaux yi rawatina yéen ñi ñuy topp ci TikTok bi xam naa ne Mbacke Sylla ak Maodo Faye moom ñu ngay toj TikTok bi ku nekkul TikTok gis Mbacke Sylla Maodo Faye nga tapé hashtag nekkoo fenn nekkoo ci dara seetaanoo lenn ndax gars yi daal nante yi neneñ affaire bi Mbacke ak Maodo la moo tax dañ leen di hashtag saa su ne di leen partage kon jaajëfate yéen ñi nekk ci TikTok beeg Snapchat beeg voilà réseaux sociaux yi yéen ñi nekk di ñu seetaan nag jamono ji ci YouTube bi ak Facebook bi jaajëfal nañ leen première radio d'information du Sénégal Sud FM seen rajo ak sponsor yi leen gunge di Sonatel Orange AME ndoxu Waalo boisson punch tàngal bége ak idéal cuuraay ñoom ñëpp ñu ngi leen di bége di leen sant ak di leen gërëm Oustaz Maodo Faye jaajëfate. waaw jaajëf maa ngi lay nuyu di nuyu Sabawol di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi toog di ñu filmer ak bokk yi nga xam ne jamono bi ñu toll exactement ñu ngi ñuy déglu parce que ki bàyyi soxlaam yëpp toog di la déglu mënoo ko fay. waaw wala ki nga xam ne dafa liggéey ba wàcc ñëw dabuwaat émission bi kooku mënoo ko fay. ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. walaay ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax Oustaz nag da ngaa baax. yaa ma gën fuuf. bilaay walaay yaa ma gën fuuf. bilaay walaay. déet yaa ma gën da ngaa baax. déet dégg nga sa waay li muy daan on ci suuf. waale looy on. déedéet. non yow moom maa la gën. Nicolas sax mën naa marché nii la moom waaye yow moom maa la gën. on la waaye léegi da ngay taaxuraan léegi. mais ñii déglu xam na ne man damaa baax. waaye soo on jooju kay nga wax laa xamul foo ko teg. toog fii naan maa. démb la fi yéey tàngal joo xam ni moo war réew mi. kërën mel na ku nekk ci combat. kuruj la kuruj. waaw kuruj waaw kay kuruj ak kërën mel na xandi. waaw kuruj wax nga dëgg. kuruj laa ko def wala karaj. man kay xamuma sax noo defee. war a jaajëjëjëj. waaw demal rek naa la joxaat kii woyu Youssou Ndour boobu mu naan womat. waaw womat waaw góor gi. wax nga dëgg de boo waxee lii mu wax lee. góor gi nee na àdduna kenn xamu ko. billaay mbàkke de dañuy foog ñuy sàlloo ñun sénégalais yi. woyu woowu noonu. ñu ko di kii saa su ne di ko riwaay parce que boo jëmee nii ñu wax. nga jëm nii ñu wax nga laal fii ñu ne la lu tax nga def lii. boo defee lii ñu lax nga def lee. non woy boobu dafa am solo torop góor gi bu Youssou Ndour. waaw il faut que ñu koy faral di rewind sunu maay. waaw muy ñëwaat. merci. waaw ñu koy liggéey. do you know rewind. rewind yes da nga koy rewind sa maay. da nga koy rewind. waaye léegi la rewind mooy lan. mooy da nga koy rewind. waaw wax ma loolu mooy lan ci wolof la. rewind. mag kenn du ko topp ba mu sës. vraiment. léegi nag gannaaw Youssou moom da ngay dellu ci moom. waaw woy wow da ko woyoon moom sax da nga koy waxaat ne ko mu woyaat ne. góor gi nee na. Maodo mii kenn mënta déggoo ak moom. góor gi nee na. góor gi nee na. xaaral ma woy bi yaa ko moom woy bi yaa ko moom. xaaral ma woy bi jox ko Youssou mu woy ko.
góor gi nee na Maodo mii bu nit ñi jëmee fee waaw. Maodo jëm fii waaw. bu nit ñi jëmee fii Maodo jëm fee waaw. adduna kenn xam ko kenn xamul. waaye Mbacke Sall waaw moom mi Mbacke mi mas ngeen gis ku mu àndal moom. wuy boobu nag dafay neex nag oustaz. déedéet da ko woy boppam. góor gi nee na Maodo daal déedéet góor gi nee na Mbacke mi. oustaz yaa ngi dégg kii. góor gi nee na Mbacke mi Youssou Ndour am na inspiration pour remixer kii bi. nga ne nu mu ko waxee góor gi nee na. Maodo daal kenn Mbacke xamu Sylla mi. ko. Pape expliqué ñu bu nit ñi jaaree fii mu jaar fee. non bu ñu waxee lii mais Maodo bi il faut wax- màgg ci fay ji pour ñu xam ne. xam nga moom. waaw waaw daa am turu màgg. daa am turu màgg moo tax. waaw nañ man dama di gune. wala waa wala ñu léegi xool nu ñu koy wutalee xaaral ma saa njàmbur mii. xaaral ma defaraat ko. góor gi nee na Maodo Faye kenn xamu ko. waaw kay. waaw moom dinaa réy de waaw. voilà Sénégal voilà ñu may yóbbu dañu gaaw. c'est pas yomb. xam naa fi ngay waxee. c'est pas yomb nañu wax Maodo Faye wala saa njàmbur mii kenn xamu ko. waaw wax nga dëgg de ku toll ne Hadj Malick Maodo dañuy gën a Maodo ñu rek gars yi waaw. déedéet baa ñu wax Maodo Faye rek. waaw kay. léegi kon góor gi nee na Maodo Faye daal kenn xamu ko. waaw. bu nit ñi jaaree fii. waaw. mu jaar fee. waaw kay. bu ñu waxee lii. mu wax lee. waaw kay. ay expliquer leen ma. waaw loolu ça ku dafay graaw. mais pourtant waaw ma loolu en expliquer principe loolu ku compliqué koy def te Mbacke daa compliqué pourtant man compliqué wu ma mais ni ko ni yéen ngeen comprendre mais loolu woy wi ku compliqué ko moom ñu compliqué. yow ñi lay déglu fi mu ne tey commentaire rek bu leen Nicolas waxoon ñu bind laaj ndax da ngaa compliqué am déet. ah dañ bind ci sa compliqué gi lu compliqué. non yow yaa compliqué parce que yow li muy wax nga dul xam ndax damay jëm góos nga naan ma doo xam nga yow sëñ Maodo. Maodo man gisuma koo d'accord al di yow d'accord kenn te daa mel ne loolu da nga koo fas yéene daal. li leer ba leer mooy. du yéen a ngi wax yi compliqué. compliqué. nar nañ waxtaanee lu compliqué léegi nag. ah bon ndax dafa mel ni sëy yu bëri ci Sénégal dafa mel ni dañoo yëngu. ndax léegi am na ay phénomènes yu bëri yu nekk di xew jamono ji ci réew mi sëy loolee lu compliqué la lu jar a waxtaan. ñu waxtaanee ko léegi. Aïcha kon li yéen ñi ñuy suivre. tey Mbacke laay njëkk a jox parole. maa la bul sonn moom laay njëkk waaw sant parce kii que comme daa compliqué. moom laay njëkk a centré ballon bi. léegi yéen ñi dégloo ñi ñuy seetaan ci YouTube bi ak Facebook bi ku ci ne da nga am sa xalaat ak sa gis-gis ci ménage yi Sénégal ak léegi na muy doxee ak na muy yëngoo ak doy na waar. Mais à 11h22 une fois n'est pas coutume, la une de Sud Quotidien de ce mercredi 24 août 2022, j'allais dire 2024. Quand Macky perd la main, reconfiguration du jeu politique maanaam jeu politique bi nga xam ne gannaaw élection yi dafa mel ni dafa am voilà carte yi dañ ko distribué waat président Macky Sall ñoom nee nañ dafa mel ni daal jàppagul la main donc mu ngi seet d'autant plus que jamono ji ba léegi mel ni xamagul kan mooy doon premier ministre du Sénégal mu ngay wër mu ngay jeex léegi nag ñi bëgg a nekk premier ministre ñoom itam ñu ngay def lu nu mën mais l'avenir nous dira. De toutes les façons tant que loolee amul. gars yi duñu toog duñu taxaw. man nag jàpp naa ne xam na ko ñoo ko xamagul ñun. ñun ñoo ko xamagul. boo defee nag def na choix bu yàgg. waaye nag bu libéré wul gars yi moom gars yi ko kii nii. dañ waaw fii la 14 bi moom bu soobee yàlla duñ toog la 14. waaw parce que xam nga dafa am ay charte naan loi bi naan boo te nangami fan yi nga war a am. xam naa fii la 14 bi moom lépp dana defe naa sax ci bëccëg boobu. assemblée bi def fii ak le 14 septembre normalement. ci la ñuy taxawal assemblée bi. ci la ñuy taxawal. donc moom nga yaakaar ne dafa nar a kon bàyyi ba ñu taxawal assemblée bi. oui absolument mu fal gouvernement voilà premier ministre na waaw. d'accord mais ci sa yaakaar ak sa gis-gis. jàpp nga ne moom jàpp na ba pare. waaw premier ministre laay la tànn na ba noppi. moom kay da naan ñun Sénégalais yi ñoo xamagul. waaw parce que nag magum jëmm moo xam ne mii jàng na te du dof. ànd ak xelam. yàgg a dugg ci gouvernement. nekk fi premier ministre directeur de campagne président assemblée nationale. attention le président Macky Sall dafa am passé politique bu fort de. waaw bu luur nag boo xam ne bii kenn mënu koo ndax ba noppi nag mu nekk élève Ablaye Wade. léegi kooku bu demee ba jamono bii toll ak fi réew mi toll. nga toog ba léegi nga naan xamagul ku muy sam premier ministre. ñun ñi ñooy nax suñu bopp xam na ko da ko waxagul. xam na ko kon effectivement da ko waxagul. xëy na dafa nekkul choix bu yomb la peuple bi yaakaar parce que itam bu njëkk ci wàllu listixaaru politique day leer nañ rek ne diw lay doon. waaye fi mu ne kenn ku ne day njortu. kii naan diw la war a doon. kii mën naa am muy diw bu doonee diw nanga may xew. waaw loolu mooy charme nag loolu mooy charme bi silence bi le président def. xam nga pour le moment nii xam nga janvier la waxoon ne nañu def procédure d'urgence pour mu gaaw wut premier ministre ba yàgg mën a tekk
boobu nga war a xam ni boobu ba léegi am na lu xew. silence bi moom la photo Sud Quotidien xëyee tey xam nga lii mooy silence. mais silence nag jaaxle dana ko def. xaaral rek. jommee dana tax na dana ci ñëwaat moom mën na nekk tamit loolu lépp ay xeetu jàngat la ndax gis nga kanam gi na mu ko def. ne mu tëjee bët yi toog di science nga xam ne loolu mooy silence boo xam ne Mbacke mën na nee na mën na nekk jommi. comme Maodo nee na mën na nekk réflexion aussi. mën nga aussi tëj say bët di réfléchir. loolu lu ne itam mën na ci am wala nga xam ne parce que nag xam nga tànn gi muy tànn. loolu dinañ ci ñëwaat dañ ko tënk rek ndax du sujet tey mais en tout cas mooy une Sud Quotidien ñu ngi cee wax contour d'une perte de vitesse discontinue sur fond de gouvernance politique aléatoire li ci des yëpp dossier bu yaatu la bu Sud Quotidien mën ngeen ko fa lire muy président Macky Sall ak ci la mu nekkee di xalaat jamono yi li ci Maodo wax am na solo ñu ngi ko binde itam ci Sud Quotidien ni président nar a doxalee politique am ci li ko dese ci fan yi di ñëw beneen bi nekk ci une Sud Quotidien dafa ma intéressé itam muy forte audience des séries sénégalaises le grand bond de la production locale maanaam séries sénégalaises yi léegi dañoo bëri machallah moi je n'en connais aucune malheureusement. Donc quand je vais chez moi mais oui quand bu ma demee kër gu mag tout le monde connaît toutes les séries et tous les acteurs moi je ne connais personne je suis comme un old fashioned donc du coup je me dis il faut que ma tamit ma def mise à jour sama bopp parce que apparemment vraiment séries sénégalaises yi ñu ngi explosé et man xaw ma ci benn. man nag moom xam naa ci lu bari. ndax yow producteur nga. waaw ba pare nekk acteur. am na sax bu bees boo xamante ne mi ngi tudd Muñal. Violence conjugale yi ngay waxtaane moom lañ ci démb rek le premier épisode bi dugg YouTube man mii génn naa ca démb. te yeneen yi. yow feeñ naa ca démb. waaw rôle lan ngay joué noonu. benn oustaz boo xam ne léeg-léeg jafe-jafe yi parce que itam xam nga nit ñi dañuy wax muñal maanaam say xare la. di muñloo booy dañ la gis di muñloo nit ñi bàyyi foofu booy yi ñu def yi fu booy. xam nga digital ñoo gën a connecté. waaw yow loolu naqari wu ma Nicolas. barki dem maa dem fenn dajeeg benn xale bu jigéen de ab ibaadu mu muuru ànd ak jëkkëram naan ma yow daa fu ma la xàmmee ma defar waat yaakaar ne ci diine ji la ma xàmmee ma naan ko waaw na ngeen def mu ne ma ci benn série ma ne ko yow li ma daj ci diine ji ba ma ñëwee Dakar ba léegi nga xam ne waaraate naa conférence naa jàngale naa lu ne def naa ko xàmmee woo ma fenn lu dul naan ma ay njabar naan ma ci série njabar yow yaay ustaasu njabar bi yaa fa dem yow mi yaay ustaasu njabar bi yaa doon dem di jabar man daal damaa bàyyi la ma doon def lépp ne ko yow fi mu ne sa diggante yàlla ci njabar nga may door a xamee man waaw li ma ci daj lépp loo fa wuti déet dama doon jàngale ci ca njabar yooyu da ngay pour rek yàlla baax xam nga nag Mbacke kii la producteur la acteur la waaw moom kii bi moom daf cee dugg bu baax waaw dama cee dugg moo tax série yi ngay wax noonu ma xam ci yu bari rawatina nag maison bi nga xam ne ñoom laay liggéeyal di waa Even Pro voilà ñoom yu am qualité la ñuy def donte nag léeg-léeg ñu def yoo xam ne askan wi danañ ci coow ndax boo fàttali ko infidèle yëngaloon na réew mi lool ñun waa Jamrak def naa ci fii émission maak Oustaz Alioune Sall def nañ ko fii ak yeneen i jotaay yoo xamante ne nii séquence ya fa nekk askan wi yëpp ñaawlu woon nañ ko waaye depuis boobaak léegi man sax loolu bokk na ci li taxoon ma gën caa dugg ñu gën caa kii nag di jéem a nu mu tuddati kaay ma wax la waaw Mbacke nga baal ma waaw gis nga artiste muy musique muy cinéma muy théâtre wala yooyee noonee di joxe impression que en fait dafay indi jaxasoo polémique yooyu noonu non c'est voulu des fois dafay artiste bi damay jox exemple artiste bi da koy créer pas que da koy épouser mais dafay créer loolu pour créer polémique parce que débat il faut que mu am faw mu am loo xam ne existe na il faut qu'on ose poser le débat dëgg la Even Pro ak ñeneen bu ñu poser genre yooyu c'est justement pour qu'il y ait débat pour que les gens en discutent ci discussion yooyu foofee la njëriñ di génnee je pense des fois it xam nga téléfilm day doon réalité bi sénégalais yi di dund léegi comme suñ takk ndeer la ñun nag réew mi nangu nañ lu ñaaw am fi waaye bëgguñu ku ko wone bëgguñu ku ko wax léegi nag booy dox ba àgg ci xam nga fi mu ne bu ma lay làmbu nii mën nga bañ a wax dara mais bu fi picc nekkoon wala taab su ma ci tegee sama loxo rek nga tëb léegi dafa am foo xam ne boo ko laalee ci ab société rek société bépp dañuy tëb daw nag songu si la léegi loolu nag ñiy bind scénario yi ak producteurs yi xam nañ ko moo tax léeg-léeg ñu coos ko ba nit ñi yëg ko ñu bàyyi daal di continuer jàllale benn message c'est bien aussi parce que tamit des fois il faut que polémique di am et puis kii des fois di nga seetaan man fàttali booy seetaan yenn série américaine yi par exemple mais seetaan ko xoolal par exemple ngay seetaan série américaine boo xam ne kii bi da lay kii quoi day travailler loo sa mind c'est-à-dire yow début film bi yaa ngi laajte mi kii fan la bëgg a dem après ci milieu bi mais fin bi nga naan mais kon man dañ am nañ ma quoi en fait finalement ça si bu ñu la ko wonoon dès le début du film
maanaam doo soxla sax seetaan li ci dëgg la, des. dëgg la. mais intrigue bii lay pousser ngay seetaan parce que c'est ça aussi Dëgg la, moom dëgg la. kii bi di la pousser ngay xool ba fin ba nga ne laay Dëgg la, laay ñoo graaw naka la ñu science mais c'est ça aussi sinon seen xel lu mu leen di jëriñ ak li ñuy liggéey lu mu leen di jëriñ xam nga série yi ak téléfilm yi dafa am normalement sax am na téléfilm yoo xam ni série yoo xam ni wala téléfilm en tout cas 26 minutes la war a durer quoi. moom lay durer sax professionnellement 26 minutes. am na ci yoo xam ni nag parfois dafay comme li nga wax ni parce que dafa am rôle éducatif. mais tamit am rôle boo xam ni loolu rôle alerte la. alors léegi nag bu fekkente ni da nga comme li Mbacke wax léegi société bi dafa am lu muy bañ noonu. mais parfois il faut ñu risquer di ko laal. merci. il faut ñu risquer di ko laal. C'est ça. même bu fekkente ni comme li Mbacke wax boo laalee tab gi ñëpp jóg. mais nañ ko laal. ndax ci jóg googu ñuy jóg ci la dëgg di feeñ. ci la débat di amee. waaw xam nga yooyu dafa am xam nga tey am na beneen série boo xam ne ñun defoon nañ ko bu tudd Vautour. Vautour mooy tan. dañ ci doon dem ci maanaam delluwaat démb. wone buur yi ni ñu doon dundee dammeeli kajoor yi. ni ñu meloon xam nga tey fi mu ne yow mii rek bu ñu waxee nga ne Lat Joor mooy sama maam. am na koo xam ne day wax ne man Demba Waar mooy sama maam am ku ne man surtout Alburi laa waaye ñooñu ci jom lañ leen xamoon ak ngor. léegi nit nan lay waxee ne surtout Alburi laa ba noppi mën a jaay ngoram. nan lay waxee ne surtout Alburi laa ba pare mën a doon ab trafiquant. wala mu mën a jaay réewam wala mu mën a jaay nangamam léegi ñu wane démb wane tey méngale ñaar yi da ngay gis ne loolu dafa nekk message yu am solo. am na beneen boo xam ne mi ngi tudd Fake Life. nga xamante ne mooy tey boobu mi ngi daw nii actuellement. ñun ñoo ko defar. mooy xale yi ci TikTok bi. xam nga fi mu ne nit a ngi takk jabar ci TikTok bi. wala boog ci leneen bi nu mu tudd. Snapchat waaw Snapchat bi. xam nga foofu da nga koy dugal mu décoré ko ndaw si day rafet. buñ la reyee sa ba ñuy kontaan. ndekete sëñ bi maanaam ñaari dund la ñuy mane ñaari vie la ñuy mane ci internet bi dafa am vie wu internet ak vie wu nit ki naturel. man ñu sax voilà eux aussi de comprendre. voilà léegi nag loolu itam ñu ngi koy jéem a def. acteur dafa am boo xam ne dafay jouer rôle. waaw ak vie réelle boo xam ne bokkul mi ngoog moo tax nag léeg-léeg itam ñuy wane loolu wane xale bi ni mu nekkee ci kër gi di dund ak ndeyam wala baay boo xam ne mi ngi ci kër gi toog ci salle bi di jox doom yi ay leçon morale dugg ci biir néeg bi connecté ci internet bi di seetaanaat beneen xale ca TikTok ba wala muy wax ak keneen boo xamante ne live la yooyu mi ngi ci penc mi bari loolu aussi lu ci mënte am xam nga man maa ngi naan man te très honnêtement yi ngay tudd nii yëpp xaw ma ci benn mais je vois que ça cartonne bu ma demee kër gu mag man suma ay neveu ak suma ay nièce suma ay sœurs elles adorent ça elles en discutent entre elles et man li ma ci gën a neex mooy avant il y avait les séries brésiliennes ou françaises ou américaines ou que sais-je rek ñoom ribbi merci il y avait ça et nos sœurs nos mamans en débattaient. Culturellement, on n'est pas très loin de l'Amérique latine, mais ce n'est pas vraiment nous, c'était pas vraiment nous. La preuve doon na am différence yu bari xaw nañ nuro comme li nga wax ni xaw nañ nuro waaye bokkuñu kenn ku nekk ak li nga am mais yàlla na yàlla dogal tamit téléfilm yooyu mu am jeexital ci société bi. C'est ça. parce que di jouer ay téléfilm yoo xam ni boo paree gars yi delluwaat fa nekkoon itam yàq temps la. Bien sûr. waroon nañoo dem ñooñu koy def nag waroon nañoo am lu leen di war a mën a may comme AFD ni ñuy def est-ce que li ñuy def am na impact waaw wala xaw ma nag yan waaw nattuwaay xaw ma yan moyen lañ koy jaar nag xaw ma dañuy def sondage xaw ma mais war nañoo xam ba xam est-ce que ñoom li ñuy jaay askan wi épouser nañ ko wala dañ koy déglu rek dem seen yoon. En tout cas ça marche. waaw oui, loolu c'est clair. non xam nga ça marche bi mooy ñu koy seetaan bari nañ. mais lan la jur. ok loolu c'est autre chose peut-être que producteurs yi ñu ngi lay déglu et dinañ am peut-être liggéey job bu ñu def foofee mais li am solo mooy li ma doon wax avant série yeneen la ñu daan jël di ko commenter léegi série bien de chez nous la ñuy jël di ko commenter j'en ai vu benn ci je vais leur faire la pub gratuitement Canal Plus parce que ñoom tamit dañoo investir ci série yi gis naa ci benn boo xam ne Halima Gadji qui est excellente publicité nañ ko lu yàgg ci bouquet Canal ki defoon maîtresse de nos maris voilà publicité nañ ko lu yàgg parce que elle aussi elle a marqué le petit écran et aujourd'hui on la voit sur des écrans sur le plan international cela veut dire que c'est une très bonne actrice et qu'elle joue très bien ses rôles et loolu tax ñu koy solliciter sur l'international donc ku ci def job bu nice rek international bi ñu gis la ñu afficher la qui sait demain pourquoi ne pas retrouver Halima Gadji dans un film avec Oumar Sy qui sait tout est possible. Donc ñu ngi leen di en tout cas féliciter par rapport à toutes ces belles productions qu'ils sont en train de faire et on vous encourage bien entendu parce que xel du doy n'est-ce pas jaajëfati kon Sud Quotidien ak jàng bu am solo bi mu def tey ci série sénégalaise yi di ngeen ko jàng ci biir Sud Quotidien bu tey Sud Quotidien nag tey dafa yaatu lool ndax pèlerinage itam au lieu saint de la chrétienté ñu ngi koy waxtaanee 350 pèlerins catholiques sénégalais sur les pas de Jésus-Christ donc ñu ngi jëm Rome ah loolu xam naa dinañ am occasion dellu si ci mais ñu ngi ñaanal bu
baax a baax sunu mbokki catholique yi ci seen pèlerinage ba bi nga xam ne ñu ngi ca di ca dem foofu ca Rome en Italie 11h34 ndekki li émission nandite yi direct live and direct ci YouTube beeg Facebook bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm laata maa ñëw ci sujet du jour. suba ci waxtu wi honorable député Pape Djibril Fall la ñu dalal entretien exclusif lay doon boo xam ne dañu ko sekk groupe Sud Communication maanaam du yem rek ci rajo bi Sud Quotidien dana yebal ay ndawam ñu ñëw teewee émission boobee nga xam ne daañ leen ko yaatalal ba mu mat 1 heure loolee affaire à suivre la également dañu dinañ réorganiser mbir yi ba nga xam ne da ngeen ci mën a kii bu baax a baax puisque sortie médiatique gannaaw conférence de presse bi honorable député Pape Djibril defoon bi mooy doon sans doute sa première émission média boo xam ne am na lu bëri loo xam ne war na koo wax moom mi war a dem assemblée ci bannière ñi ko gunge kon suba ci waxtu bi ngeen jàpp ko honorable député Pape Djibril Fall mooy doon sunu gan maak Maodo Faye ñu ànd ci Sud FM waaye itam Sud Quotidien ak it Sénégo mi nga xam ne moo ñuy topp saa su ne ci vidéo yi waa Sénégo partenaire média ci loolee ñu leen ciy sant di leen ci gërëm sànq maa ngay wax ne oustaz Maodo Faye nag coow li nag Mbacke yaa ngi suivre réseaux sociaux yi puisque sànq ñu yaa ngi waxu série yi nga xam ne yow soobu nga ci bu baax xam nga ci lu bëri xam naa ne jommul ne événement yi mujjee xew yëpp dina leen gën a inspiré par rapport ak seen i production yi war a ñëw puisque gis nañ fan yi passé jékki-jékki rek gis ci internet bi benn femme jël këram di ko toj def naa peel la jël di toj ñu ne lu muy toj ñu ne dañ ko takkal ñaareel mu mer ci léegi mu ne puisque dañ ko takkal ñaareel mu rajaxe lépp benn yoon ci ëllëg sa ñu gis benn paa moom itam di toj moom jaase la yéen paa bi lu muy toj mu ne moom comme xaw ma dafa dañu fasante moom jabaram xaw ma mais léegi du ko bàyyil dara bëgg ko bàyyil benn bagage léegi kon comme moom moo ko jëndoon léegi day toj yëpp voilà non seulement ay événement yu doy waar la mais en plus dañ koy def ci kanamu ñëpp sans gàcce maanaam rusukaay bi ñu daan am sax gisantuñ ko naka la ñu mën a expliquer loolu. wallaay lu doy waar la xam nga wàllu sëy ci boppam bi nga ko waxee léegi ne ñi ngi bëgg a waxtaane lu bari problème ku ko dégg da lay jaaxal wala boobu lu compliqué la ñu waxoon parce que itam sëy dëgg-dëgg compliqué na waaye moo waroon a jeexal ay complication ci nit maanaam nit daa waroon a nekk ci yu compliqué ñun koo gis ne ko xanaa amoo soxna moo tax nga ne ci jafe-jafe yi jigéen ne ci yu compliqué koo gis ne ko xanaa amoo borom kër moo tax nga ne ci yu jafe-jafe yi waaye léegi day mel ne toog nekk yow dong doon jigéen moo ëpp tranquillité ci yow nga dem dugg ci sëy toog doon célibataire bañ a takk soxna léeg-léeg moo ëpp loolu bi nga takkee ba yor kenn léeg-léeg yam ci kenn ki mu baax nga ne naa yokkaat keneen wala kenn ki compliqué nga ne naa yokkaat keneen complication yi mën naa gën a yokkuwaat mooy li nga wax nii gis nga Nicolas loolu ses bu feeñ la mooy ses bii nii bu xew la bu bees kon boo xam ne moom dafa jéggi dayoo di toj ay verre kër di toj ay vitre mel na dof maanaam man de nga baal ma au départ dama foog ne challenge la waaw non des fois nga jékki-jékki rek gis ci internet bi ñu créé benn challenge bu bees man nag bi ma gisee loolu yi ma ne xam naa dafa am challenge bu bees dëgg la xam nga jigéen ñi daf ci bari ñoo xam ne am yow challenge toj weer mooy lan wala kii di ma rey non sérieux pour man challenge la mais parce que c'était sur challenge toj vitre kër gi toj non c'était tellement xaw ma naka lañ ko surréaliste que je me suis dit bon ça doit être un challenge lancé sur les réseaux sociaux moi j'ai rien pigé waaw mais léegi mooy li ma la wax xam nga ku ko gis mu jaaxal la parce que itam jàpp naa ne takkal nit ki wujju daanu àgg bala boog takk beneen soxna parce que sax damay faral di wax ne buñ ne jigéen ki dañ koo takkal wujju mooy dañ laa takkal pour nga defante mais sa jëkkër moo bëgg a takk beneen soxna dem takk beneen soxna bu dee ñi am personnalité jigéen ñi am personnalité dëgg-dëgg lu mu leen metti danañ ko manifester neneen nu dul noonu waaye daan nga dégg ñu ne jam na jëkkër ji am na fi ko fi sotti jëkkër ji ndox mu tàng loolu daan nañ ko dégg booba loolu moo xewoon am na ñuy dem ci sëriñ ne ko takkal ma ko xala bu demee ci moom bu mu fa man dara bu ñëwee ci man na man dara am na ñuy dem ne dëddaleel ma leen am koo xamante ne day jàpp ne bu tasee def na jëkkër ji lu ko metti am jigéen ñoo xam ne dañuy tere seen jëkkër seen bopp kii nag moom dafa jàpp ne toj weer yeeg yàq kër géeg yooyu noonu lay manifesté yoo naqaram mu manifesté ko noonu léegi ñaari njàngat moo ci am kenn ki day jàpp ne kii moom dafa faible ba mu ëpp moo tax mu mën a def yëf yu doyee di yii am koo xam ne day jàpp ne peut-être maanaam takk gi moo ko mettit woo xam ne àgg na foofu mais jàpp ma ne war naa mën a àgg foofu ci ñoom ñaari ñëpp jigéen boo demee ba wàcc ko ngeen am jafe-jafe mu jël bagage di dem bu dee góor gu am fu la dëgg ni mu ko suure ba muy dem noonu lay suure bagage yi mu yóbbu ba du joraat jaase yooyu ñëw di yàq ay photo yi naan maa ko jëndoon dama koy toj
góor it buy sëy jigéen ba mu yàgg mu dem takki beneen soxna jigéen ji moom ñaaree mën a am mu toog soxna sa ñëw ñoom ñaar bokk wujjee wala mënta wujje mu jëli bagaasam dem wala mu xool leneen waaye du fa nekk di toji weer ñu lay filmer ngay waaxu di jaagar jaag léegi yow boo tojee weer yi day tax sëy bi tas ba pare te léeg-léeg nit def ko ci mer muy toj ay weer wala mu wax joo xamante ne nii après retrouvailles dana amaat wax yooyu def ay léget des fa doon loo xam ne tuuma lay doon ba àdduna tukki. jërëjëf merci beaucoup Serigne Mbacké Sylla yaa ngi wax waxu film bi sax bala ma jox Oustaz Maodo film bi sax donte des fois baax na parce que dina moon wane preuve bi et tout ça nit yi mën a xam mais des fois aussi du ñu fàtte nit yi dinañ nekk ci yenn situation yoo xam ne dañuy gën a soxla ñu dimbali leen maanaam help ñu dimbali leen ci jamono jooje plutôt que ngay profito ci détresse boobee mu dëkkee boobee jamono ngay profito pour am ci dara kon nañ ci gën a bàyyi xel def naa loolu am na solo oustaz. waaw c'est vrai xam nga Sénégal dafa am loo xam ne li yéen a ngi koy wax léegi bi ngeen di tàmbali mooy dafa am cosaan am aada am lu mu doxee am diine am diine yu fi nekk yoo xam ne yi chrétien yaa ngi fi musulman yaa ngi fi ñeneen ñi ñu ngi fi l'islam d'abord bu fekkoonte ni dañuy wax rek li nga xam ne globalement ñëpp daan ci mën a gis seen bopp mooy waxul kenn na ko fase naa la tey génnal kër gi déedéet l'islam moom jàngalewul loolu charia islama bëggul nga ni tey daal may naa la sa baat tey doo fi fanaan moom l'islam nee na déedéet ci bàyyi ko ci kër ga malheureusement loolu defuñu ko beneen bi ci tegu tam bu ñu wàccaatee ci li nga xamee ne moom mooy ni réew mi di doxee dafa am ñaari régime yi fi nekk dafa am lu ñu tuddee polygamie am lu ñu tuddee monogamie léegi bu ki nga xam ne moom bi ñu koy takk xam na ne ki koy takk ab jullit la te signéwul woon monogamie waroon naa bàyyi xel na polygamie mën naa ñëw parce que nag am na loo xam ne fokk nga sóoraale ko te sa jëkkër it néewu la ci yow laa yem cela n'a rien à voir ak ki nga xam ne moom ba mu demee ca tribunal ba dafa ne man ci benn jabar laa yem kooku moom amatul sañ-sañu jéggi benn régime boobu dem ci polygamie waaye ki nga xam ne da ngeen dem ca jàkka ja mu ñu takk ko mu nga dem maire ngeen am ay këyit mu ne la man kat doomi jullit laa te mën naa am même bu la ko waxul it nga xam ne moom daal signéwul monogamie kon lenn lu ne mën naa ñëw ci kër gi loolu ñu war ko bàyyi xel ba nga xam ne tey nit ki war naa am yar bu toll ne buñ ko betteeg polygamie mu xam ne moom moo demoon ci régime jullit loolu amul problème ndax moom it jullit la waaye nag li beneen bi ci tegu tamit mooy ñi doon toj tamit goo mën a ñoo filmer seen bopp waaye dañ leen a filmer voilà dañ leen a filmer waaye ñoom filmer wul seen bopp waaye dañuy jëf ju rëy nit ñu filmer leen waaw ñu def jëf ju rëy accident yi dañ koy filmer léegi waaw ne da ngay gis sax ko faatu ñu koy filmer moom ko yàlla ñu yàlla musal léegi nag ban ko filmer ba noppi dugal ko am na ci ñetti ay njàngat yu bare bare yu ci am bu njëkk bi mooy loolu ñooñu ñuy seetaan loolu dafa feeñ waaye yàgg na fi mooy yi moo bari waaye yàgg na ci àddina de kon du lu bees fu mu beese lii kay da koo wane ñu gis ko waaye dama la nit ci boppam fase nañ ko mu tuur añ ba waaw ba xam nga la ma waroon a toog ñëpp añ mu renversé cin li ne kër gi kenn du fi añ ne kenn du fi añe wala mu taal sàkket ya wala mu mais ko fexee nga wax de mais takkal wujj takkal wujj laa bëgg a wax waaw même takkal wujj sax foofu la damaa jum nañ ko takkal wujj mu tuur añ ba ku ne uti foo añee waaw d'accord mais xam nga loolu la mu ci jublu mooy xam nga moom mooy li am automatiquement bu këppee añ bi moom ku ne da nga añ non xoolal xam nga wuti añ googu ngeen di wuti añ looloo ko ci neex moom mooy kenn du fi añ rek daa jàpp ne na def nit ñi lu leen metti parce que li ñu ko def da koo metti waaw wala tey jii moo tax ma ne la réseaux sociaux yi dañuy wone loo xam ne lii ñi juddu bëri ki démb ñoom jàpp nañ ne lii ñi ngi ne guléet alors que yàgg na ci àddina en fait d'accord en fait yu bëri dafay exister lu yàgg kaay wax la dana mais réseaux sociaux yi seen doole moo koy fi rek mais amoon na fi mais yooyu am maanaam takk wujju moom def na fi lu ne kaay ma wax la bu gën a réew takk beneen soxna def na fi leneen kaay ma wax la bu gën a garaaw benn paa moom ma ko nettali nee na ma bàyyi diw daa bay toolu gerteem bu rafet yaakaar ne ren moom bu bayee ba pare li mu am ci xaalis ak gerte far mu takk jabar xam nga lu jabar ja def daa fay ay nit ñu déqi tool ba te tool bi ñorut mais ñoom it déqi toolu jàmbur bu ñu moo lay wax ne def na xam nga kooku nag déqi tool ak toju weer ñoo yem rek barke Rasulullah daa fay ay nit bañ du ree jàmm wala pas tool bi kaman waaw yoon temps bi ngay jël yëpp pour kii waaw bay gerte gi ci def nag ay dafa am ñoo xam ne bu meree bu dem te kooku même bu ko déqul woon bu tool bi ñoroon mu taal ko maanaam loolu yàgg na ci àddina léegi nag bon léegi nan la ñuy def ba xam est-ce que léegi nag bun dañuy delluwaat nag ca cosaan la nag xool ba xam ndax léegi ki ñuy maye mooy kan est-ce que yar bi nangam ak nangam est-ce que daa yoo xam ne daal boo leen takkee da ngay xam sa bopp waaw ndax koo xam ne bokk laa keneen moom mu rey laa ko gënal nga xam ne mën na laa rey boppam ngeen ànd dem gis nga am na tamit loo xam ne lii góor a ko war a xam gis nga koo àndal ñetti weer war ngaa xam ba xam kii boo ko takkalee jabar wujji nu muy mel maanaam ki ngay àndal bala nga koo takkal wujji war ngaa xam jikkoom léegi boo xamee jikkoom te bëgg a takk nag waaw foofu la coow li rek bu keroogee nag léegi wala da ngay nëbbutu ñëw ma may la déedéet xam nga damaa mas a déglu fii Oustaz Alioune Sall mu nett lu am solo benn waay boo xam ne bii xam naa daa mel ne Mbàkke si la ragal jabar ji ba far nag ca ngoon nga ñu may ko jabar billaahi
xam nga lu mu def première femme bi daa toog di ko xaar ba mu ñëw rek moom bëluwu ci coow mu ñëw ne ko dégg naa takk nga joor mu ne ko aw mu ne ko jëlal téléphone bi mu jël mu ne ko wooteel mu ne ko tasal mu ne ko tas na waa ji woote daal di wàcc ñëw waaw maa takkoon bi c'est-à-dire que dafa am ñoo xam ni seen ragal seen soxna kooku nag moom balaa takk la yàlla lañ ko jàppe ndax ragal buñ ko ragal kooku moom waru woon a dugg ci ñaareel ndax moom comme ñëwewul soxna waru woon ci woon a dugg waaye nag gis nga jigéen boo bëggee mu respecté la da nga koy yemale am ak ñàkk d'accord waaw combat bi bu séeree laa ilaha illallah lu ko la xam li nga wax ni garaaw naa waaw lan mooy yamale amale yéen ñaar yéen a bokk di sëy moom itam bu la yamalee am la ak ñàkk mais bu fekkente ne jaral la ko loolu lépp kay na la ko jaral waaw léegi non day toll foo xam ne fii da la koy jaral ngeen fexee bañ a àgg foofu non ni ay nit lañ ay doomu aadama waaw lan mooy yamale am ak ñàkk àdduna moom lépp non da ngaa xamagul fu may waxee bëgg ma kon waxee fa mu leer mais jigéen boo bëggee xam nga baat boobu non xam nga jigéen boobu man je respecte bien les femmes kon nag préciser ko mu gën a leer non je respecte très bien les femmes mais dama la nit ki da nga toll ak moom foo xam ni fii da ngay yemale am ak ñàkk mais loolu da nga faa tollu nit dina toll foofu ci soxnaam yaa ko naan am ak ñàkk waaye moom fa mu toll moo mais bu fekkente ne nag dafa nekk dispersonné waaw defal nag da ngay déglu maa ngi déglu da ngay déglu sa mbaxana mu ñaaw mi xam nga yow yaa ko wax maa ngi fiy tëj fooy tëje je peux xanaa njaarim ngay tëj waaw mais maagale li ko laa may ma kii moom du déglu damaa bëgg a wax ne nit ki boo xamee ne sa borom kër daf laa bëgg war nga koo delloo bor bi ba bëggee ko noonu dëgg la foofu laay waxee bu fekkente nag moom rek la bëgg te yow lu la neex def da ngay dem foo xam fi da ngay waaye moom it bu la waxee daf laa bëgg nga delloo ko bor bi ba waaw loolu ku ci werante mu xëy suba ab tàkkusaan ñëw ne la takk naa keneen waaw léegi bu fekkee mun leen a mun xam nga nag nee naa je peux nga ne ma may ma may la yow itam may naa la non sëpp yaa xam damaa xam sëpp lu muy teg waaw boo xamul boo ne ma may ma kay ma may la mais sëpp mooy lan waaye waxuñu la sëpp sëpp moom sëpp mburu la waxuñu la je peux lañ la waxuñu la sëpp kon léegi jëlal waaw sëpp très bien merci exactement Mbacke nag yow yaay def ay série ça quand même léegi c'est bon voilà exactement 11h46 minutes yéen a ngi ci ndekki li émission nandite yi ñu ngi leen di sant ak di leen gërëm bu baax a baax Mbacke ak Maodo ak Mbacke noonu rek ñu ngi leen di bëggee dañuy profité ci occasion bi di nuyu suñu sponsor yi AM mi ñuy lëkkale agence bi ñuy lëkkale ci wàllu économie énergie jàpp lool ci combat ndekki li ñu ngi koy jaajëfal ndoxu waalo mii ngeen di gis saa su ne ci plateau bi tàngal bëggee mi ànd ak Balla Gaye bu géej waaye ànd ak Sénégal ànd ak ndekki li wane itam boisson punch ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant di gërëm également cuuraay idéal cuuraay ma nga xam ne moo xew ci cuuraay yi jamono ji arrangé ñu lool ak voilà nawet bi ñu toll bi ñu nekk wane itam Sonatel orange ci jàpp gi ñu jàpp saa su ne ci ndekki li Sonatel mi nga xam ne saa su ne fu mu gisee ne lii sénégalais yi bëgg nañ ko da ciy jàpp ñu nga jëm coupe du monde nag ak les champions d'Afrique dencal naa leen tombola boo xam ne dañ leen ciy jox ay maillot équipe nationale bi muy demee coupe du monde ba ca mondial ba yooyu yëpp dañuy joxante dig daje bu ko defee ci réseaux sociaux yi daa ngeen xam loolee lépp waaye itam Megawin mi nga xam ne ñu ngi ciy topp boobook léegi fàttali leen ne at bile ñëwaat naa ci au 22 722 wala au dièse 111 dièse 228 dièse 100 000 francs par jour ci enveloppe 1 million par semaine ci enveloppe ak i ay villa ki oto yoo xam ne dencal nañ leen ko ak Sonatel Orange grâce à Megawin loolee lépp dinaa ci gën a ñëw gën ko yaatal ak sponsor yu mag yooyee yëpp gunge émission bu mag bi la dina ndekki li émission nandite yi Alaaji Mbacke Sylla maa ngi gis réaction yi bëri nañ ci chat bu Sud FM Sen Radio puisque nous sommes en direct sur Facebook et YouTube Eliman lii la wax comme contribution peu importe la situation cultiver l'amour l'amitié la complicité l'indulgence ne pas gérer trop de détails entre les deux est la clé de la réussite d'une vie de couple loolu itam c'est important voilà xam nga koo gis ñu ne sëy na fanweeri at xaw naa dee muñ na 30 ans de mariage ku ko def boo ko waxee bëgguwul xaw ngaa dee maanaam ku bañ am problème bul takk jabar jàmm nee na ñooy ànd ci boppam moo maanaam couple moo naqari il faut boo ngeen nekkee rek cohabitation dafa jafe gis nga lu tax divorce yi bari léegi mooy jafe-jafe yi ñuy wax da ngay gis koo xam ne benn problème lay am jàpp ne moom tas moo koy régler sëy problème yu bari def ci daan am mais problème bu am dañuy jàpp ne dañ koy régler mais divorce du ko régler divorce moom dañ ko ciy génnee nga xam ne toog waxtaan dana am
léeg-léeg sax kenn ku nekk jàpp njàmburam après ñu toogaat waxtaan retrouver wu waat waaye léegi problème yooyu da ngay gis man ma gis fi ñu sëy 5 ans di ko tiitaroo naan c'est 5 ans de mariage nga xam ne léegi li nga jàpp mooy comme léegi sëy yi moom da ngay gis takk gi 5 ans bariwul de. waaw xam nga léegi yaa ngi koy wax ci série yeeg yëpp léegi daal li xew mooy sol yére bu weex boobu ñu bindal la ci ginnaaw madame diw madame Faye euro ménage nangam moo ma gën a jege rek Faye ji madame Faye euro ménage euro nangam euro nangam nga photo wu daal di postuler def nangam mariage validé. Voilà, mariage validé. Monsieur madame Faye validé. Mrs and Mr. waaw semaine prochaine. boo ko gisee booy jàmmanteeg moom bul ko gaaw a laaj sëñ bi divorcé nañ bu yàgg moom sëy bi daanaka dañ fay jaar rek. te liñ demeel ba problème yi di tàmbalee waaw léegi yooyu kenn xamul. mais en tout cas li ci gën a graaw mooy yaa ngi koy souligner ak réseaux sociaux yi ni mu demee léegi inarrêtable kenn mënu koo téye léegi dañuy fësal lépp plus sérieusement quand même. Situation bi graaw na ak ci ñu ko sañ a wax d'autant plus que léegi dañuy fësal yooyee nga xam ne voilà dañu koy kii mais bu ñu demee ba problème yi am yéen ñi fësaloon au départ amour boobu bëggoon forcément tout le monde wala monde entier chaque jour ñu xam seen life nu mu demee yéenay situation beneen présenté woo du ngeen nangu ñu xam nga ñu wane situation waaw mais justement loolu mooy problème bi xam nga man damay jàpp ne ñi nga xam ne yenn saa yi ñooy filmé yu mel noonu li war nañoo fexe ba nga xam nga nag attention xuloo am na mais lu métti juboo mën naa am. attention bari na fi ko xeex ak borom këram. bañ dem sax tribunal gannaaw gi ñu mujj juboo waat. ndax yàlla moom juboo moom day am. léegi nag ñi film maanaam kon relation couple dafa mince. dafa doy waar dafa moo tax ndànk lañ ciy def waaw ndànk def ci ndànk. parce que mën nañoo xeex léegi dem ba mu yàgg ñu faat ñu xoolaat seen xel dem ci xale yi. ñu juboo waat. bàyyi lañ doon def lépp. sa papa ñëw papa am na ñoo xam ne nii lu ñu soxor lu ñu mer am na ko ñu rus. léegi nag bu ñu ko dellu si waatee ñi filmé woon loolu war nañoo filmé waat na gaa yi jubóo nañ. waaw dëgg la de. waaw dëgg la de mais am nga wax nga lu am solo oustaz tamit mooy mer. des fois aussi surtout vie de couple ak xuloo ak yooyu noonu xam nga yii ñu mujjee gis ni. mer a koy indi rek mer attends mais mer au-delà même de mer. parce que jël ay jaaseeg ay peel yoo xam ne c'est pas destiné à ça nga koy toj ak di ko yàqate ñu la ciy filmer et tout ça devient violent quand même. waaw xam nga baatu mer ci boppam moo mën a indi lu ne. waaw mer. amul lu mënta indi. noo koy contrôler. waaw ci situation am na koo xam ne kii mer a ko tax a jam nit ba mu génn àddina. am na koo xam ne kii. dafa jàpp ne dañoo dëggate honneur am ngoram jàpp ko mu mer ba ni kii tey maa ngi moom lu ñu yendu ci dëkk bi mu dem rey ko kañ la koy réccu mooy bu demee ba yaramam sedd ba mu tëdd wala ñu yóbbu ko gendarmerie wala ñu koy atte mu naan baal leen wala bu ma sañoon jubluwu ci woon lii booba mer ma moo yegg foofa maanaam mer dafa laxasoog seytaane mer dafa laxasoog seytaane gis nga boo ko defee am na sax borom xam-xam yi wax ne demal nga jàpp nga julli ñaar rakkaa nga toog ñu ne boo meree sax bu la fekkee nga taxaw na nga toog ci suuf parce que mer mën na laa def loolu ne mais justement moo tax du ma question sànq ma ne naka la ñuy comprendre jigéen par exemple bu nekk ci situation de détresse bu ni mel ana ñi war a par exemple je sais pas ñi ko jege wala même le voisinage pourquoi est-ce que personne n'a pensé au fait que peut-être dem récupérer ko wax ak moom wala xool nu ñu koy calmer et tout ça merci beaucoup pourquoi mënatuñu xam nga li indi xam nga lu indi loolu li indi ku daw ci yoon ba mu yàgg nga fekk ak ñaari oto yu mbëkkante ay nit di lakk-lakk ñi di bëgg a dee sapeur-pompier ñu woy au lieu yow ñëw wëlbatiku kii wala nga yëkkati nga leen di filmer li indi loolu moo indi lii maanaam nit ñi léegi ñoo nekk ci benn point non retour boo xam ne bii jàpp nañ ne léegi lu ñu siiwalul dunduñu maanaam lu ñu dugalul ci réseaux sociaux yi wala ñu yëgale ko ñoom seen dund existé mais même buñ ko filmé woon te pourtant comme li nga wax justement naka la ñu expliquer nit gis nga bu doon comme ni ko di dégg loolu di gis loolu xam nga Mbacke ku nekk téye sa bopp ne je m'en fous wala sama yoon nekku ci waaw loolu xam nga Mbacke doon wax lu mel noonu gis nga bu doon ca jamono yële ñu génn suñ kii lu ñuy def su ne tëll ci kër gi gis kii di toj nangam ak nangam lay gis mag mu baax ñëw jàpp ci loxo xale bu jigéen bi génn ak moom kër gi daal ko yóbbu bu ma déggaat sa baat waaw yóbbu ko mën na ko faa dee sax ba takkusaan te dugal ko ci néeg tëj ko waxtaan ak moom boole ko ay cousine am ay bàjjanam ñu waxtaan ak moom ba guddi ñu waxtaan ak moom delloowaat ak moom ci kër ga ba noppi nag door a am keneen koo xam ne kii moom ñëw na jàpp ci loxo ko góor ki yóbbu léegi nag réew mi amut loolu suñu aada yooyu ak suñu tradition yooyu moom lañu foulé d'un pied sànni ko fële léegi maintenant c'est la modernité pourquoi ñu xuloo pourquoi ñu xeex et après doy na waar xam naa on va boucler là-bas Macky publicité moom kay daanaka rek wax la ju dul jeex xam nga li indi problème bi yëpp nag da cee bokk ñun am lu ëpp benn soxna daa bokk ci li nga xam ne suñu diine da koo nangu suñu culture nangu ko réew mi léeg-léeg nag gars yi da ngay nopp gu ëpp gu bees ca signé ba lu ñu wax nga ne waaw ba signé benn soxna lu ne nga digge ko nag
dem ba ca biir bëgg caa génnaat mu tëla jigéen ñi itam jékki-jékki tabax seen bopp bi ak yuur jàpp ne bu sa jëkkër takkee beneen soxna daf laa tuutal wala dalaa doyadal wala yow loolu humiliation la ci yow lu ko ci xiir moo tax benn am soxna ba noppi nekk ci àll bi di taxawaalu bari am soxna ba noppi takkaat soxna di ko nëbb say mbokk bari say njaboot tasaaroo te loolu lépp li ñu ko yóbbee ñàkk nangoo bokk donc moo ko waral problème boobu gis nga féegi réglé wuñ ko du mas a réglé wu loolu nag kenn ku nekk yaay am matuk régleel ko sa bopp mu réglé wu beneen bi ci des ci réew mi dañuy wax jigéen ñi muñal te duñu wax góor ñi muñal dañuy wax jigéen ne ko muñal ba nangoo sëy góor tamit dafa war a muñ góor yi daa war a muñ góor yi daa war a muñ góor yi daa war a muñ waaw ba mën a yor soxnaam ñaar ñooñu ñëpp kii day muñ bañ mën koo yor kii daa war a muñ ba mën a yore gis nga ba ñu yar nit ngir mu yaru gis nga Nicolas ab yar xam nga lan lañ koy doyee pour boo dajee ku réew maanaam nit bi muy wut ak nite pour bu dajee dof yi ñu xàmmee ko dof yee tax muy wut ak nite waaye wutoo yar bi pour sa bopp dong da nga koy wut kay pour boo dajee ko yaradiku nga mën koo maîtriser sa yar bi n'est-ce pas jërëjëf Serigne Mbacké Sylla en tout cas waxtaan mi moom du jeex xam naa daan ko gën a yaatal lii nga wax ni sax docteur Massamba Gueye mii nekkoon suñu gan semaine bii ñu génn moom itam wax na lu ni mel par rapport ak góor ak jigéen ak seen àndandoo ku ci nekk dafa am ay effort ay sacrifice yoo war a def pour que ànd bi mën a kii loolu yëpp dinañ ci gën a ñëw gën ko yaatal oustaz maa ngi lay sant bu baax di la gërëm amatina solo Alaaji Mbacké maa ngi lay sant bu baax di la gërëm amatina solo publicité yi dañoo bëri te xibaar yi ngi ñëw ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di sant di gërëm encore une fois sponsor yi ak yéen ñi ñu doon suivre ci réseaux sociaux yi réaction yi bëri nañ ñu joxante dig daje ci vidéo bi ci YouTube ku ci nekk mën ci am sa xalaat ak sa gis-gis daa leen wax également ak di leen toppal saa su ne xalaat ak gis-gis yooyee nga xam ne xeebuñu ko benn yoon ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm fàttali leen ëllëg inchallah ci waxtu wi honorable député Pape Djibril Fall mooy doon ganu ndekki li émission nandite yi merci à tous de nous rester fidèles merci de faire le choix de la différence je vous souhaite de passer une bonne journée bon appétit n'oubliez jamais visez la lune salut à tous à demain ndekki li daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi ndekki li émission nandite yi tàngal bégee ak susetam yii boisson punch ndox mu sell mi di Waalo Orange AME ak idéal cuuraay ñoo leen doon may seen émission ndekki li